Silence. 3, 2, 1. Action. mbokki xarit yi gërëm leen bu baax ci ànd bi ak ñun ci seen découverte aca door na seen beneen numéro tout compte fait tey nag ñu seet si un leader politique quelqu'un qui est très proche de sa population depuis lors ñu ngi koy gis ci ay sorties yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy faral di def ñu daal di def doxantu ginnaaw bi ñu ndogoo ba pare ñëw seet si ko fenn ci ay këram yu muy noppaloo fii ci Scat Urbam donc son nom n'est rien d'autre que Moustapha Tall Moustapha Tall ñu ngi lay nuyu. oui ñu ngi lay fay Dame Lam ñu ngi nuyu ñëpp. tamit di nuyu képp ku ñuy seetaan si émission bi. di nuyu tamit sama waa mouvement bi yëpp jàpp suqali sunu Yoff. di nuyu tamit Sénégal particulièrement Yoff ak waa Touba. d'accord di nuyu particulièrement Yoff ak waa Touba mu mel ni ne ñaari fief yooyu mooy zone yi la gën a marqué depuis bi ngay Moustapha Tall ba jonn yàlla tey lu waral Yoff ak Touba. waaw man Touba sama dëkk la. parce que fa laa juddoo fa laa màggee. d'accord. en plus fa laa jàngee. mais nag Yoff sama papa fa la dëkkoon. tamit am fa këram titre foncier mu def fa lu ne am fa lu ne. tamit ñun ñu doon dem ak ñëw di dem Touba di ñëw Yoff ba benn année mu ne ma il faut nga rester fii. jàppale ma quoi. d'accord loolu moom bàyyi Yoff te man dama yàgg bëgg a Yoff. te it sama xol ku ko xaroon nag si fekk Yoff. d'accord loolu ci góor gi la tàmbalee ba jëm yàlla tey mu mel ni ne dama dégg nga ne fële sa Touba Mbacké nga jàngee entre Touba Mbacké. donc bu ñu wax cycle scolaire bi nga rejoindre Yoff kon yàggul. waaw yàgg na yàggul parce que ñun depuis 92 je crois lañ fa dëkk. mais nag dama doon fa dem di nekk Yoff. parfois tamit ma dem Touba. d'accord noonu la doon demee suivre les études. d'accord na ma leen ko annoncé woon moom Moustapha Tall di ñiital mouvement boobu lee di jàpp ànd suqali sunu Yoff donc di jaasi moom nag jamono ji on fait remarque parce que il défraye les chroniques pourquoi parce que bokk na ci ay actions sociales yi muy accompagner waaye aussi des événements culturels comme sportifs gën a jege tamit ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi rawatina jigéen ñi Moustapha Tall foofu ma daanalee xam naa ne fa nga rebondir lu waral la sa dugg ci biir politique ak pour quel objectif. waaw politique moom du lenn moo tax ma dugg si lu dul man dama bëgg kuy jàppale doomu aadama te it dama bëgg tamit nit ku nga xam ne dafay am yëg nit ñi seeni naqar nga bokk kook ñoom seeni bànneex nga bokk kook ñoom te man bu ma commencé tamit di def social gisee ko sama papa di ko si roy jàngee ko si ba nii ma toll nii di ko def xalaatuma woon sax dinaa def politique. mais nag dafa dem ba benn moment projet yi yu may teg ak lu ma déroulé nit ñi gis ci seen bopp nañu est-ce que yow doo ñëw postuler ñu jox la mairie bi. loolu moo ma dugal ci politique parce que sama askan lépp lu ñu bëgg duma ko bañ duma dellu ginnaaw damay ñëw. d'accord bokk ak ñoom loolu. ñu gis ne say activité bokk na ci social comme ni nga ko waxee pourquoi le choix sur le social. daanaka culture d'accord yaa ngi leen di suivre sport aussi pareil sur le plan culturel surtout aussi mais d'abord le social ñu gis ne surtout jigéen ñi waxuñ ndaw ñi mais jigéen ñi surtout dañ la jege lool atu la pour yow nga démarrer sa politique. waaw parce que dañ ne jigéen moom. képp ku ko fonk yàlla fonk la. parce que jigéen mooy magasinu yàlla bi. parce que yàlla lu bari la ci def ñoo ñu jur ñooy suñuy yaay ñooy suñuy sœur ñooy suñuy soxna ñooy suñu lépp. tey ji ñoom xamuñu dara du dul jàppale góor ñi parce que góor gu fi tekk dara jigéen moo tax nga doon dara. moo tax nag tey bu ñu nekkee ci benn dëkk bu nga xam ne demeewul noonu. yàlla bu la joxee as tuut war ngay jàppale ñu nga tane. muy ci projet muy ci lépp lu nga xam ne tey dafa war a jëmale réew kanam. loolu la ko c'est très important bu dee yéen a ngi ñuy bàyyi xel yéen a ngi ci seen découverte ci seen numéro beneen ci tout compte fait ñu ngi dalal Moustapha Tall
di leader politique waaye jiite mouvement bii di Diassi comme noonu leen ko waxee woon fi ñuy ñëwaat léegi rebondir bokk na ci say ndoxteel ci politique question bi ñuy samp laaj nag bokk na ci ñu bëgg a xam ndax politique rime na ak social tout court ndaxte certes ñenn ñi naan fi nañ ne politique dafa am ay réalité am est-ce que yaa ngi préparer tous ces entraves. oui maa ngi siy préparé lu bari mais nag social kenn mënu ko génne si politique parce que tey jii nga gis kenn nit sonn rek nga génne ko si coono googu ñaanal gu mu lay ñaanal rek loolu noonu gëm naa ne si politique la. parce que su la ñaanalee tey yàlla bu nangoo ñaan boobu noonu lu nga bëgg da nga koy am. d'accord te it si loolu la ñuy yar te it si loolu la ñuy jàngee tamit si sunu mag yu baax yi. ñu si mel ne sama ñoom papa et kilifa yu baax yi. ak si loolu noonu la ñu jàngee si kilifa gu nga xam ne tey si moom la ñu nekk di ko jàppale muy le président de la république monsieur Macky Sall. d'accord ñu jógee ci jigéen ñi ndaw ñi ndax jamono ji daanaka lëmbee na daanaka toutes les toiles employabilité waaye surtout aussi entrepreneuriat des jeunes mu mel ne mi ngi sooxe ba léegi chômage baa ngi wéy di lëmbee suñu réew nan la ñuy mën a def ba jooyanti yooyu la mbir. waaw loolu noonu moom pour ñu régler ko muy lan mooy ñunu ndaw ñi ñoo war a takku am ay ambition parce que xale taxula teewu la bëgg lu baax. ni dafa war a bëggal boppam lu baax. parce que tey jii soo amee sa ay ambition mu nekk soit mu nekk politique wala mu nekk leneen ak leneen ak leneen nga am say projet yu palpable yu nga xam ne yii nii boo ko indee si dëkk bi. tamit nit ñi dinañ si gis seen bopp. loolu ñun ñoo war a xeex loolu mais bu ñu xaar di toog parce que président de la république wala keneen ak keneen mënul fajal ñëpp seen soxla. effectivement parce que il faut am lu des. mais pour soxla si yëpp ñu mën ko lijjanti. kii day jàpp kii jàpp. bu ko defee lu ñu bëgg dinañ ko am. d'accord waaw mais nag bu ñu xaar kenn si lenn. parce que xaar bi moo tax loolu. naan non gouvernement ba deful lii te yow chaque jour yaa ngi toog di naan sa ataaya te nga bëgg. gouvernement bi ñëw ba si yow ne la am liggéey a ngi nii. mais monsieur le maire nga yaakaar ne xaar bi tamit lu war la ndaxte ku ñu jiiteel c'est parce que dañ laa wóolu et puis di yaakaar ëllëg wàllu. mais c'est vrai mais tamit tey soo toogee di xaar tamit te jugoo jëli doo ma sa am lu nga bëgg. parce que tey parce que il faut nga am benn yëngu-yëngu parce que nit ku commencé dox. moo neex a buux mais nit ku doxul. te bëggul ko dox kooku neexul a buux. effectivement waaw. parlons des financements gis nañu boobaak léegi DER FONGIP ba ci sax dernière sortie bi nga xam ne bokk na ci sortie yu mujj yu président. mu ne les jeunes je vous ai entendu dégg googu ñu dégg mu waral mu jëlaat 350 milliards ñu ne déetawaay mu dolliwaat ci yeneen 100 milliards muy 450. ngir soutenir bépp plan bi nga xam ne ay ndaw war nañ ci mën a yëngu séddale gi du gulet ndaxte jot na fee am. yaakaaroon ne buñ ko defee waatee ni ñu ko defee woon day nekk ay financement yu nar a nax saay. waaw man moom lu ma siy wax bariwul parce que tey président def na la mu war a def. muy xool na xam ni dëkk bi metti na. ndaw ñi bëgg nañu xëy amuñu ko mu génne yenn financement yi pour financer leen. loolu noonu yenn nit ñu nga xam ne ñoom ñoo koy liggéeyal pour moom mu gën a liggéey réew mi ñooñu noonu ñoo war a teg lépp ci yoon. def ko nam leen ko waxee. d'accord parce que tey jii gouvernement boo gis rek ñu koy sànni ay xeer wala ñu koy wax yenn wax yi ña nekk ci côté am wala ña nekk ci wetam ñooñu ñoo doxalul liggéey ba war. parce que président mënul def lépp dafa am ñu nga xam daf leen a fal jox leen ay poste ñooñu ñoo war a def de telle sorte que liggéey bu mu leen sant. effectivement loolu laa amul ma ci wax. te gëm naa ne incha allahu rabbi dinañ ko séddale bu jaar yoon ba képp ku ne lu mu ci war a am mu am ko ci. incha allah d'accord incha allah du ma bàyyi foofu ndaxte li nga wax léegi c'est très important ña mu dénk ngir ñu war a jaarale mbir yi ci yoon naam c'est les mêmes têtes qu'on voit toujours on gën nañoo gis remaniement ministériel waaye booba ak léegi daanaka soppeeku yi tamit bu dee am na du yu yees wala yu ñuy bett lool daanaka DER gi commencé nañu les dépôts waaye dafa am lu ñu gisoon ci financement yu njëkk yi mooy da nga gis ab ndaw du maîtriser dara ci projet bi mu bind waaye sax la ca doon gën a daan impression nit ñi mooy day jotaat mu mel ni ne contrôle googu ba léegi gouvernement dafa des ci saytu gi ñu war a saytu li nga xam ne mooy financement yi. waaw loolu mooy comme lu ma la wax sànq rek. nit moo war a nitee. parce que nit moom su nitee dara du fëkk bëtam. effectivement parce que tey jii am na yenn affaire yu nga xam ne bu ko gouvernement bi tegee ci table bi
ñu war ko séddale na mu waree am ay nit yu nga xam ne dañuy am di amaat loolu noonu man nan laa ko mën a jàngatee mooy nit ñu nga xam ne ñoom lañ dénk loolu noonu ñoo war a am ak ngor goo xam ne tey jii waruñu sax doxalee noonu. parce que kóolute dafa fort président de la république wóolu la dénk la benn affaire nga siy def ay njuuj njaaj. loolu dañ ko war a dénoncer. parce que président ku ko jàppale rek la bëgg tey ku ko liggéeyal rek la bëgg ndax moom liggéey rek la xam. te it liggéey rek la gëm man lu ma xam si moom bokk. d'accord c'est un travailleur d'après vous. waaw nga gis ne opposant bi boobaak léegi yàggut émodi ñu fi mujj a nemmeeku les manifestations ñenn ñi nag ku ne joxe na sa cause waaye selon l'avis de ci ñenn ñi nee nañu li ko waral bokk na ci chômage bi surtout waaye tamit note gi ñuy note les opposants selon vous lan nga yaakaar ne moo waraloon manifestation yu weesu. non xam nga Sénégal. dafa nekk dëkk bu nga xam ne ñu si bëri dañuy topp tendance. xew-xew lu xew rek ñu profité aussi. pour am si benn tour bi te warul demee noonu. parce que tey jii lu fi xewoon ñëpp gis nañ nu mu demee mais am na lu si rax lu nga xam ne bokku si. mais loolu ñun jeunes yi ñoo war a conscient. effectivement nan la ñuy conscient dañuy fexe ba benn politicien du ñu yóbbee si yoo xam ne ñuy yàq ay alalu jàmbur yu nga xam ne foofu noonu suñuy rakk suñuy frère suñuy sœur ñoo fay liggéeyee ñu yàq ko ba pare yóbbuwaat leen chômage. loolu bu ko defee chômage bi day gën a yokk war nañu am xel mu sell am ay xalaat toog créer benn groupe de réflexion quartier bu ne bu defee loolu di réfléchir nan la ñuy def ba génn si ndóol gi ñu xool si yan base lañ koy teg loolu buñ ko defee xam naa dinañ jàppale président te it dinañ jàppale seen bopp. d'accord parce que soo gisee Sénégal mel nii parce que gars yi ñu si bëri duñ dul xalaat. waaw d'accord mais war nga mën a xalaat mën a jéem a créer sa benn affaire. comme lu américain yi di waxee from bottom to the top. effectivement xam nga am nañu américains yi ñu si bëri duñu am dara. mais dañu toog xalaat. xool benn affaire daane lii kat buñ ko defee parti de rien ba nekk on the top. waaw lii kat buñ ko defee war nañ see mën a am lii war nañ see mën a am lii ak lii. d'accord ñu créer ko muy dem ba jural leen ay emploi effectivement ba lu ñu bëgg ñu am ko waaw mi ngi mel ne WhatsApp Facebook et autres. xam nga ñun nag xale yi ñun ñoo war a toog nag di xalaat bu ñu xalaat ne ñun dañu war a toog jàng rek daan non man maa ngi ak samay diplôme aw ma liggéey dañ maa seetaan mais sa diplôme yooyu ngay am war nga ko fexe use ba pardon xam nga. acca oui on comprend. war nga ko mën a fexe. utiliser woo ba nga xam ne. j'ai croisé des filles dogguma la il nous dit que notre mère c'est un américain. li il faut prévu waaw mën nga ko utiliser woo ba nga xam ne tey jii yow lu nga jàng dina la jariñ. effectivement mais gars yi dañuy jàng ba pare jël ko sànni ko ci corbeille bi. loolu moo waral nag chômage bi bari. moo waral tamit. ay diplôme kese nga yaakaar ne mën naa jëriñ réew est-ce que du ànd ak accompagnement ak financement. non accompagnement ak financement am na ñoo xam ne kenn du leen financer. mais seen xalaat si la ñuy créer ay affaires. création yooyu mooy dem ba mujjee gi jural leen loo xam ne dañ naan lii de yaakaaruñ ko woon. d'accord ñun nañ jéem a xool nan la ñuy créer nañ jéem a xool nan la ñuy jéem a fexe. def ay choses yu nga xam ne yii nii kat dinañu mën a jural dara. d'accord créer ay emploi au lieu de rester les bras croisés. waaw kay attendant bañ a xaar gouvernement bi bañ a xaar kenn si lenn bañ a tàllal loxo kenn bañ a tamit di topp si ginnaaw nit di ko maral ginnaaw ngir am si moom dara. loolu buñ ko bàyyiwul rek pour chômage bi jeex dafay jafe. d'accord parce que ñu si bëri ay kii lañ ñu ko waxeeti. d'accord. analyse bu pertinent li jëm ci lépp lu jëm ci création et gestion de l'emploi comme ni nga ko waxee waaye ba tey day wuyuwaat ci li nga xam ne moo sabab sa nekkin ci langue politique yi ku wax politique ne programme boobaak léegi tàmbali nga ay activités des activités sociales ay accompagnement ci yenn ONG ak yenn mouvement associatif yi est-ce que yaa ngi xalaati ëllëg créer une très grande structure wala lu mel ni entreprise boo xam ne ay ndaw war nañ faa mën a ñëw jëriñu. waaw parce que man loolu moo ma ta doon sama xalaat parce que man soo gisee tey yàlla def ma nu mu ma def nii ba tey ma taxaw mën a jiite ay nit ñu jox ma seen kàddu nañu ne ma yow sa programme intéressé nañu ba ñu ànd ak man. duñu ay yaafuus ay boromee xalaat lañ nga xam ne ñu am xel lañ tamit ñu am xam-xam. comprendre nga toog nañ waxtaan si te
en tout cas bu soobee yàlla man lépp lu nga xam ne entrepreneuriat la ak lijjanti ay marché wala ay entreprise yu nga xam ne tey sama askan dinañ si mën a liggéey man loolu man maa si lu ma mën a def dinaa ko régler parce que man tey bu ñu ma joxoon benn comme nu ma la mën a waxee tey président bu ma laajoon xalaat man mën naa ko jox ay xalaat yoo nga xam ne bu ko defee Sénégal comme États-Unis jëm ci doxalinu d'accord waaw ci avancement maanaam durée bien déterminée waaw si avancement dans si secteur yëpp si secteur yëpp parce que loolu yëpp am na programme bien défini ba nga xam ne tey jii bu ñu toogoon ma tegal ko programme bi tegal ko nan lañ war a liggéeyee Sénégal tey jii Sénégal beneen affaire lay doon beneen réew lay doon kenn dootul ñaati kenn duñ génnati fii naan dañuy dem di immigré ji wala di dugg si gaal gi wala mbënd bi wala yooyu d'accord loolu dafay jeex quoi d'accord parlant du Sénégal dañuy reculer tuuti ñëw ci gox bi nga xam ne fi nga nekk muy Yoff nga yaakaar ne Yoff li ndaw ñi di jooy boobaak léegi ñuy gis ba ci sax les mouvements associatifs daanaka amuñu benn projet bu ñuy génne rek yóbbu mairie gunge leen ci wala yenn autorités yi fa nekk mu mel ni ne yow étant jeune comme ñoom xaaroo leen ñoom ñu leen ko war a defal yaa ngi koy def à leur place gisoon ne loolu tamit lu ñu war a addu ay kaddu la ngir ñu gën a jàppale ndaw ñi surtout ci commune bu Yoff parce que tey lu ma ko mën a waxee muy commune bi Yoff dafa nekk benn commune bu nga xam ne dafa rëy dafa yaatu te dafa neex a defar commune bu Yoff parce que nit ñi gëm nañ seen bopp te it gëm nañ liggéey ku leen accompagner tuuti ñu dem mais lu ñuy def toog soo fa demee soo dugalee sa dossier soo amul ku la fa nekkal ñu tànqamtalu wala soo amul tamit yenn tur yi wala mel nene ni lu ñu la faale wala nañ ko wax te dee te loolu dafay war a jógee parce que corruption dëkk bu mu am dëkk boobu du avancé effectivement parce que ñuy am ñooy gën a am ñu ñàkk di gën a ñàkk corruption bi dañ ko fi war a jëlee muy guerre waaw muy guerre bi dañ ko fi war a jëlee tey képp ku ne lu mu war a am mu am ko d'accord d'accord un mot par rapport ak li nga xam ne nag mooy la dernière sortie de Macky on a parlé tey jii de la bonne gestion des nouveaux entreprises yi nga xam ne ay européens des occidentaux ñoo ko ñëw sanc fi Sénégal ñu seetlu ne daanaka boo xoolee ndaw mi ñi nga xam ne dañ koy jël bàyyi loo ko formation bi mu defoon depuis à bas âge ba mu nekk ni mu toll dañ koy virer ci beneen formation gisoo ne lajj la ci gouvernement bi ñuy jël des manœuvres comme manutentionnaire ak yu ni mel alors que moom marketing communication la jàngoon daanaka dañuy salax rek di dugalandoo par branche duñ xool ku ne li ko am. non xam nga le président de la République programme bépp bu mu teg. doguma la foofu am na ñenn ñu ne sax da ciy profité ngir wàññi chômage ku ne fa nga mën a dugg rek dawal dugg. non mais le président de la République am na loo xam ne lépp lu nga xam ne su ko tegee rek am na fu mu ko teg fu leer. te nekkul ku nga xam ne dafay tâtonner. dafay xool rek di def nii. parce que lu muy def xam na ko bu baax. loolu noonu nañ ko accompagner. jàppale ko ci tamit si xalaat bu rafet bu mu am pour wàññi chômage bi. d'accord après Sénégal jëm si kanam ñun loolu mooy sunu mébét. mooy mébét bi. d'accord ba tey daanaka dañuy tënk rek li ñuy desee ci gàttal ci entretien exclusif yi ñu am ci tout compte fait on a parlé d'hier on a parlé d'aujourd'hui maanaam parlons un peu encore retour sur le programme li nga xam ne moom nga nas ngir Yoff ak ëllëgu commune bu Yoff lan la ñu Moustapha mën a dénk comme ay kàddu ak ci mouvement bi nga xam ne moom la jiite. waaw lu may tënk moom lenn la tey am naa programme bu nga xam ne jotugul ñu toog di dévoiler tamit sunu programme instant bi. d'accord am na tuuti nag luñ ci wax. y a des sorties déjà faites. waaw mais nag du lépp lañ mën a wax. parce que tey kuy dem si guerre doo génne sa armée yëpp joxe ko. parce que tey gars yi gaaw nañ gaaw goo xam ne lu ñu la xamal rek après loolu ñu dugal ko seen kii. parce que quel est le motif de la dernière caravane. parce que waa dernière caravane bi mooy génn pour nuyu waa Yoff ndax waa Yoff namoon nañ ma parce que ñëpp dañuy laajte waa Moustapha du génn parce que Yoff cat ba cat ñëpp ma bëgg. waaw Yoff moom loolu yàlla def na ko. ba ñoom seen biir sax man dañ ma bëgg ba nga xam ne gëmeewuñ ma quoi ñoom bu ñu sañoon xam nga. dégg naa fu ñu fëggee rek mu ubbi. ñoom
ñoom moom. d'accord baax na quoi. ñu toll aussi ci contexte bu Covid 19 bi boobaak léegi ndax am na ay yëngu-yëngu yu Moustapha Tall joto def ngir wàllu askan wi ci booy lee feebar. waaw Covid bi moom bu mu amee 2 cas laa njëkk a génn def sortie. dès le début. waaw dès le début bu mu amee 2 cas. ah man naa ne man maa njëkk a génn def sortie maye ay gel antiseptique. Yoff fépp dugg si marché yi dugg fépp. di conscientiser gars yi di sensibiliser pour gars yi moytu parce que dama toog di seetaan télé di gis nu muy def chinois yi et tout. bu mu ñëwee tàgg ma ne lii bala muy bari nag dinaa jéem a sensibiliser sama askan sama waa dëkk ba nga xam ne lii bu ñëwee tey du leen sonal quoi. d'accord c'est important en tout cas jërëjëf moom Moustapha Tall en entretien exclusif ci boobule émission du tout compte fait moom la ñu dalaloon ni ki tey ci seen beneen ndaje donc moom Moustapha Tall ma fàttali ne jiite li nga xam ne nag mooy mouvement bii di Diassi jàppo ànd suqali sunu Yoff donc loolu moo ko tax a jóg kaddu yooyu lee la ndaw ñu bëri ànd ak moom donte jigéen ñi ak xale yi loolu moom mooy mbébétam ci Yoff maanaam suqali ko daanaka kaddu gu mujj gi lañ lay daal di delloo ñu tënk ko ci li nga xam ne nag wax dëgg yàlla mooy gën a ñaaxaat ndaw ñi ñu liggéey waaye tamit les femmes aussi waaye tamit du ñàkk tamit xanaa di nga wax benn mot wala ñaar ci gouvernement bi fi nekk ak ñi ñu dénk commune bi actuellement ñu gën a wallu. waaw lu may tëjee mooy nan dama lay santaat bu baax daam yow moom ma may opportunité wax fii si émission bi et di bëggee sama waa mouvement muy jàppoo suqali sunu Yoff ak sama famille yi ak képp ku nga xam ne tamit mi ngi bëggee Moustapha Tall mais lu may wax rek muy nañu jàppale ndaw ñi nañu jàppale jigéen ñi nañu jàppale tamit sunu yaay yi sunu pap yi ndax dëkk bi metti na instant bi ba nga xam ne tey ji kenn xamatul kan mooy kan bëri na violence bëri na tamit ñàkk gi bëri na fii et tout xam nga moo tax daal nañ ñu wàllu bu baax quoi. waaw nañ ñu wàllu boole nga ci sa bopp. waaw nañ ñu wàllu man ci laa bokk. d'accord cant ak ngërëm ñeel na ko moom Moustapha Tall di njiital jàppoo suqali sunu Yoff di mouvement boobule boobu ak léegi ñu ngi gis ses activités un peu partout dans les coins et recoins de la commune de Yoff la population apprécie parce que lu ñuy teg suñuy bët la di ci ànd ak moom waaye nag lu ñuy wax rek daanaka waaxu sil bu jeexul. dox bu yoon bu jeexul waa ko sil bu jeex donc boobu le mouvement daanaka ba ñuy juddoog léegi yàgg na yàggul waaye nag ñu ngi mën a activité yu am solo li moo nekkoon seen beneen numéro tout compte fait moom Moustapha Tall dalaloon ñu ginnaaw bi ñu ndogoo ba pare ci këram di leen wax cant ak ngërëm ñaan na leen yéen ñu doon bàyyi xel ci chaîne bii di Sen Découverte TV léegi dinañu xool yi quelques éléments par rapport ak nouvelles yi ñu mujjee jot ci li nga xam ne jotoon na ko arrivé ni ki bés yi weesu yàggul dara loolu la ñu bëgg a wane ji waaye aussi dékk micro ñenn ci ñi nga xam ne jege nañu ko lool ngir mu wax ci aval ndaxte daaw nañ ko sàkku ci moom sax waaye moom il a préféré laisser ñi nga xam ne ñooy le corps professoral ñi nga xam ne ñoo ko dend ak moom ñu daal di ciy addu ay kaddu yow mi nga xam ne yaa ngi doon bàyyi ci Sen Découverte wéyal di ànd ak ñun ci chaîne boobule bul fàttee abonné waaye aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater dans nos prochaines émissions à venir léegi on va essayer de regarder ça. maaleykum maa ngi tudd Serigne Cissé je suis membre du comité directeur du mouvement ànd suqali suñu Yoff bu Moustapha Tall bon démb nag dañu am loo xam ne moom vraiment ça nous a surpris bon parce que moom mi ngi jugee ñëw pour jéem a dem defi woon social koo xam ne waroon na dem seeti ko pour jàppale ko parce que malade la woon bu mu doon seeti bon par surprise ñu ñëw jël marteau fëgg ko dóor ko ci otom te lii gën a garaaw mooy fi ñu ko dóor mooy fi mu toogoon moom kon yàlla moo ko suturaal ba mu génn ci sain et sauve bon parce que ñoom xëy na seen bébét su antu woon kon tey jii keneen la ñuy wax mais moom duñ ko wax mais yàlla ak suturaam parce que lu baax li ko taxoon a jóg. pour quelle intention ñu ngi dégg bon intention bi mooy parce que dañu tudd tur ne ko diw Moustapha Tall bàyyil diw bëgguñu nag tudd kenn parce que on n'accuse personne mais on laissera la justice faire son travail. parce que yéen a ngi koy topp. waay on a porté plainte mais
accusé wuñ kenn mais on a porté plainte contre X parce que dañu tudd tur ne ko Moustapha Tall ci turam la ñu jaar soo bàyyiwul diw dinañ nangamtaan on l'a même insulté. ñu mu kon xam fan la xewee ak ci ban waxtu. bon mi ngi xewee côté Brioche à peine ay côté minuit 1 heure comme ça. waay non xaw na sori tuuti rek waay parce que soo xoolee dëgg dafa mel ne comme si ñoom dañ ko topp bon xaw na sori tuuti rek waay. motif yi moo dafa demoon dimbali ji. nit ku feebar. waay pour dem venir ko en aide jënd ay ordonnances et consorts pour jàppale ko. waaw loolu moo ko taxoon jóg. waaw estimation nit ñi ko topp wala sur quel moyen de locomotion la ñu yéegoo. non ay moto lañu yor. moto waaw. d'accord lépp leen ci ràññee encagoulé non mënoo ràññee kenn. dernier message. bon ñun li ñuy wax mooy la violence c'est l'arme des faibles. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mbokki téléspectateurs yi tur bi nag Pape Ngom la membre ànd membre ànd suqali suñu yoof waaw ni ñu ko dundee rek mooy sant yàlla parce que ñun ay jullit lañ d'abord avant tout quoi ndax jullit lépp lu ko mënti arrivé que muy bànneex que muy naqar li mu siy jiital mooy sant suñu borom ak cant rek lañ ko duggee mais nag xam nga Moustapha nitu nit ci la te politique lay def yii mën na arrivé ñu ngi ko doon sóoraale mais dafa ñëw si kaw mbetteel te tamit du c'est la première fois quelque part ndax njëkkoon nañ ko fi def muy dem Yoff def ay remise de dons affaire yooyu ñu attaqué mais nag comme moom Yoff la dëkk amul droit di teg benn doomu Yoff lu ko metti ñu bàyyi mu jàll démb nag mu amaat mais trop c'est trop am na loo xamante ne bu amee ñun suñu leader dañu am droit pour protéger ko parce que Moustapha Tall nekkatul alalu kenn alalu Yoff la du ñu nangu kenn di ñu ko yàqal kon bu fekkee ay nit dañ jógee fële ay voix ñëw pour attaquer ko wala ñuy def n'importe quel kii ñun dinañ ko jël au sérieux waaw mais comme ni nga ko waxee noonu rek lañ mën a wax parce que sabotage lañ mën a wax xam nga nit koo xamante ne li muy def dañ ko si xam suñu borom dafa dogal Moustapha Tall bu ko nit ñi xamee dañ ko xam si cas social dañu ko annoncé ni nit dafa nekk si urgence tawat mënul tàng xam lu loolu parce que loolu si deretam la nekk dafa am droit pour dem soutenir nit kooku ay nit nekk xaw ma lu ñu programmé la xaw ma je ne sais pas dem di dab pour agresser que pour jël bakkenam noonu lañ ko mën a waxee dañ ko bëggoon rey parce que fi ñu ko doon dóor bu fekkoonte ne moom suñu borom dogalul yàlla maanaam ñëwul ak ay mbiram leneen la ñuy wax quoi. lan lañ fa dóor. non li ñu fa dóor ñun mënuñu xam martu la mënuñu xam gourdin la mënuñu xam je ne sais pas mënuñu xam sax fital la quoi quelque part. parce que tamit dafa garaaw boo xoolee oto bi ni ñu ko saccagé rek dafa garaaw ñu ne la fii nit ki fi toogoon mucc na yàlla rek ñëw ak ay mbiram. non mais réew mi état de droit la bu fekkoonte ne tey nit bu amee lu ko naqari da koy fajal boppam kon ñooñu ko def dootuñu ko defaat mais comme dañ nekk si état de droit lépp loo xamante ne dafa arrivé nit ki dafa am droit pour porter plainte. ñooñu ko def duñ ko defaat mel da leen a xam kon. waaw non boo déggee ma ne la duñ ko defaat parce que xam gi du question dañ leen xam nii carrément ndax buñ leen xamoon dañuy dem si ñoom directement mais nit njortu ngay am. te bu mbir amee itam ay nit ñëw tudd ay noone diw boo ko bàyyiwul boo deful nangam jox nañ la benn piste. parce que njortu day ñaaw bu fekkoon dañ ñëw rek aveuglement dal si kaw mën nañ jàppi agression mais le fait que ñoom dañu wax ay noone diw nangam loolu am na lu muy refléter parce que doo ko bàyyi mu jàll comme xam nañ noo yooyu mu ngi ak avocat am def na li ko yoon may dañuy toog nag après yoon moom mooy def liggéeyam loolu kese la quoi. état de droit lañ ne duñu bàyyi parce que nit ku bëgg a jël bakkenu nit. bakken dafa fort te Moustapha Tall nekkatul pour moom rek ay nit ñoo ko yaakaar ay nit lay taxaw ay nit lay dimbali kon nit ñooñu dañu am droit sax pour protéger ko tey li ñu def tey bu doon bëccëg la wala beneen heure lañ ko defoon doon na gën a pire kon duñu bàyyi mu sedd duñu bàyyi mu jàll te ñu xam leen na que Moustapha Tall Yoff la dëkk kenn ëpp ko fa cër te li muy uti waa Yoff ñoo ko sàkku si moom il faut que ñoom ñu régler xam ne Moustapha Tall du ragal du menace yi wala yëfi bojo yi mooy tax mu reculer dañuy dem ba jusqu'à le bout objectif bi mu am force daf koy atteindre. mi ngi noonu di ay kàddu yu ñu jot a taataan léegi ci ñenn ñi jege mouvement bi bu ngeen seetloo daanaka c'est des néants on peut l'affirmer ainsi muy luñ dul rafetlu wax dëgg yàlla daanaka pour dénoncer cette injustice nag il faut que ñu xam ne Sénégal kiy jóg porter volontaire on a tous nos droits parce que nous sommes dans un pays laïque et cette laïcité est prônée partout dans le monde te loolu la ñuy sàkku ci sunu gaal yi ni ndaw nag daanaka booloo ngir defar seen dëkk waaye jàppale ndaw ñi rawatina tamit jigéen ñi nañu leen bàyyi ñu doxal seen liggéey ñu mëne ko ci anam bu sen du weesu lu dul ku nekk bay sa waar bàyyi nag ñi nga xam ne ñooy les grands décideurs de la population décider jàmm ak jàmm gars yi lañ leen di ñaanal loolu nekkoon seen numéro tout compte fait ak Moustapha Tall njiital mouvement bi leen di jàppoo
suqali sunu Yoff donc dig daje beneen yoon ci seen rendez-vous bi lee di tout compte fait jaajëf